asalaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokku téléspectateur Leral TV donc TV santé ak SOS santé bi la ko Leral TV ñoo leen di may seen émission allo docteur Ndella Madior Diouf. allo docteur Ndella Madior mu nekk émission hebdomadaire bi nga xam ne dañ leen koy may une fois par semaine si kanam si semaine yi di ñëw dinañ ko mujjee def benn yoon par bés donc mu nekk émission boo xam ne. dañ koy def pour sensibiliser population bi ci problème mu santé yi tey nag ñu ngi waxtaanee góor bu tële maanaam impuissance sexuelle chez l'homme di ko waxtaanee nag ak docteur Sémou Diouf moom mooy ñëw tey nekk sama gan di leen ci fàttali nag émission bi nag damay am ay gan yuy soppeeku tey dinaa jël gynécologue bi suba ma jël donc médecin généraliste bi ginnaaw suba ma jël cardiologue bi comme ni ñu ko doon defee rek en 1994 à Sud FM 26 ans après ñu dikkaat donc docteur Ndella Madior soppeekuwul donc bëgg lool sensibilisation ci wér-gu-yaram ñëw nag tey tàmbali waat série bu bees série 2020 bi nag on va parler de tout ci lépp la ñuy wax dinañ wax ci impuissance sexuelle dinañ wax ci cardiologie dinañ wax ci diabète dinañ wax ci hypertension artérielle dinañ wax ci maladie infectieuse maladie pulmonaire maladie dermatologique donc on va parler de la gynécologie de l'urologie maanaam de la tête aux pieds bépp organe feebaram dinañ ko waxtaanee fii ci allo docteur Ndella Madior kon docteur Sémou maa ngi lay nuyu ci deuxième partie émission bi nga xam ne première partie bi en français la woon deuxième partie bi nekk en wolof ñu fas yéene wax nag góor bu tële maanaam impuissance sexuelle chez l'homme tojal nga ñu ko ci partie française bi jot nañ see werante ci yenn rukk-rukkaan yi donc ci biir wolof bi nag léegi maa lay dalal donc man la bu laaj lan mooy góor bu tële ndax gars yi dañuy wax yoom gars yi dañuy wax jaasir dañuy wax on parle tey de l'impuissance sexuelle chez l'homme te ñépp xam nañu nit ki mën nga impuissant te di éjaculer te di am doom ndax feebaru sëy dafa yaatu gaaw a daanu ngi ci li ci am dafa bëri moo tax dinañ ko toj ba mu jeex tàkk ak yéen émission par émission ba keroog jooy ngeen di dawel semaine yi di ñëw nag dinañ ubbi téléphone bi su ko defee yéen da ngeen di woote ñu leen di tontu waxtaan bi mën a neex pello bi mën a neex kon docteur Sémou maa ngi lay dalal ci deuxième partie émission bi nga xam ne ñu ko tuddee docteur Ndella Madior allo docteur Ndella Madior kon bismillah lan mooy impuissance sexuelle chez l'homme naka lañ koy waxee ci wolof ak lan lay tekki. jërëjëf docteur Ndella maa ngi lay fay di la gërëm ci invitation bi di ñaan yàlla émission bi aussi. comme que dangaa dem bay fàttaleku na nga ko doon defee ndax nit réew mi dafa am lu fi manqué mooy waxtaan ci mbiru wérgu yaram tubaab di ko waxe communication waxtaan ci wérgu yaram di nga sensibiliser maanaam di nga yeete orienté maanaam ba ëllëg ku la déglooti ne lii di ma méttikat déggoon naa docteur Ndella di ko waxtaane nee na ma woon nii ak nii ak nii la ñuy def pour ma yàlla musal ma ci kon jërëjëf li nga yëkkati tey xam naa baat bi dina xaw a doy waar ndax baatu séeréer bi cosaan bi wolof bi mooy xaw a jafe mais dinañ jéem ci wolof muy impuissance comme ni nga ko waxee ci tubaab impuissance ci kaalaama wolof mooy tële ku tële soo déggee wolof indi ko ci tële maanaam loo tële tey mën nga ko mën suba moo tax baatu tële dugg ci mbiru ngóora boobu te mu nekk na nga yëkkati sujet bu doy waar boo xam ne instant bii ngay waxtaane sujet bii ay kër yu bari tas na ndax kuy wax nit ba mu soqee ko bu nekk waxambaane sëy ngay ñaan sa yaay loolu la lay ñaanal sa papa loolu la say waaju dañu naan yàlla na màgg ba yoreb soxna
su nekkee jigéen ñu ne yàlla na màgg ba am borom kër te kuy wax diggante jigéen ak góor cëb sëy waxi bant jigéen yéen jigéen yëpp da ngeen koy wax su nekkee lekk ak naan rek ma toog sama kër baay am na fa donc su ñuy wax jigéen relation boobu di am diggante góor ak jigéen moo tax ñi naan sëy su fa amatul lu bëri dina manqué ci sëy ba tax na ñu bëri jël nañu seen bagage ñibbi seen kër baay ndax góor ga ñu fekki dafa tële émission bi ne yaakaar naa defuñu ko ngir wax nii dañ ko wax pour ñi ñuy déglu te tële boobu nekk ci ñoom ñu mën a sol seeni daal pour sauver seeni mariage impuissance daal mooy tële. nga ne su manqué ci sëy bi dootul neex jigéen ñi dañuy faral di wax su fekkee lekk ak naan rek kon di ñu jóge seen kër baay ñu ne mariage maanaam sëy soo gisee ñu indi ko ci terre bi c'est pour la reproduction humaine maanaam nit yi di reproduire wu su nekkee jullit yi di yokku moo tax ñu leen ñuy wax ñuy sëy di leen di digal ñuy sëy su ko defee askanu jullit yi yokku ñu ne sëy tamit mu nekk ci am plaisir sexuel ba jigéen bi su ñëwee sëy ci te amu ci bànneex mu commencé décourager ci góor gi te loolu sax dinañ ci def émission spéciale ndax bànneex ci sëy du rapport sexuel rek moo koy indi du pénétration laa bëgg a wax kese moom mooy indi bànneex ci sëy loolu yeneen série yi di ñëw dineen def émission jagleel ko ci bànneex ci sëy yéen mi téléspectateur yéen ñi may seetaan docteur Ndella Madior mooy waxtaan ak yéen ci impuissance sexuelle chez l'homme maanaam góor bu tële góor bu amul bu mënul am érection maanaam ci wolof naka lañ koy waxee ci wolof sexam du jóg sexam du dëgër lan mooy dëgëral sexe deret yi mooy ñëw ci artères yi gonfler sexe bi mu mun a dëgër mun a taxaw mu mun a am pénétration mun a sëy ba éjaculer ba ndox bi maniw bi mun a génn rencontrer ovule bi mu nekk benn voilà fécondation 9 mois plus tard xale bi juddu waxtaan bi tey nag ci góor bu tële la góor bu tële maanaam góor bu amul bu munu am érection sexam mënul taxaw ba mën a accouplé wu ak ku jigéen ki ma dellu la kàddu bi pour nga wax ma lan moo koy indi ndax dañuy faral di dégg am na cause psychologique waaye am na cause organique te cause organique tamit dañ si mën a agir cause psychologique waxtaan mun na ko dindi kon dama lay delloo kàddu bi pour nga wax ñu lan mooy indi tële ñàkk tële góor. docteur Ndella tële ci góor dañuy xaw a expliquer tuuti tële lu tax ñu naan tële maanaam awra yow ku góor ki sa awra góor gu normal li ko mag ñi di waxee di lekk xorom jigéen bu mel na mu war a mel soo jàkkaarloog moom ba desul dara lu dul ngeen ànd say awra war na jóg taxaw su fekkee góor nga benn soo demee ba nga xam ne nag say awra mënta jóg taxaw te la ñëw na parce que balaa nga jëfandikoo ndaw si il faut mu am fu ngeen egg maanaam li tubaab di wax naan pénétration lu dëgërul mënul pénétrer dara day mel ni manque boo ëffagul téye ko mais manque soo ko ëffee foo ko bëgg a dugal ko fa manque moom la xale yi di wax gàmb beneen bi ñu ne mën nañ ko woowee tële ci góor goo xamante ne su àndee ak partenaire am balaa ndaw si yëg boppam sax moom mu egg kooku mën nañu ne dafa impuissant dafa tële
maanaam dafa tële xam nga tële la moo tële dafa am lu muy wax dafa tële pour awraam dugg ci awra ku jigéen ki dafa tële ngir ku jigéen ki fexe ba ku jigéen ki yëg boppam da koo tële dafa tële ci xam nga maanaam yëg boppam mooy mu gaaw a jot gaaw a yëg boppam moom ku góor ki dafa tële loolu moo indi moowu tële lan moo koy indi ñu ne dafa am loo xamante ne parce que am na tële yoo xam ne du yàgg temps la bii dafa bokk ci li ñuy wax c'est psychologique maanaam dafa bokk ci bopp en tant que nit ki nag soo ko waxee dans la société fi mu dëkk nit ki ci kër gi mu dëkk nit ki ci kamuy seyal dem na ba ci nit ki ci lalu sëyam nee na néegu sëy dafa xat yooyu yëpp la ñuy boole muy psychologie atmosphère bi nga nekk li la wër pour sa xel suñu wax psychologie xel a tax ñu koy wax pour sa xel mën a dal ba li ngay def nga ànd ak sa sago def ko ak xel bu dal loolu la ñuy wax psychologie su nekkul ci yow doo tal la ngay def bay naan da ngay ami érection moo tax ñu ne mën naa jur loolu beneen bi ñu ne c'est physique su ne c'est physique maanaam nit ki su ne c'est physique nit ki en tant que tel ci li muy jëfandikoo lekk ba naan ma ak cëram ni mu bindoo loolu mooy physique ba lekk ba ak naan ba ak cër yi ñii di ko naan cause physique ñii di ko naan cause organique ci yi nga xamante ne mën na ko jur soo ne physique wala organique rek dangaa laal benn pàcc bi nga ne psychologique laalaat nga beneen pàcc bi yan ñooy cause physique ya yan ñooy cause psychologique ya expliqué naa lay cause psychologique yi cause physique bi muy suñu dundin ñun sangara ba ñuy naan cigarette ba ñuy tux feebar yu ndaw feebar yi nga xam ne dafa bokk ci ñun te baaxul ci luy doxalab deret ci doomu aadama muy problème mu nooyeeg nokkeek nooyi te laal xol tubaab di ko wax cardiovasculaire beneen bi di problème mu feebar boo xam ne dafa nekk ak ñun di war ak ñun muy diabète mu am leneen loo xam maanaam nit koo xamante ne dangaa am yaram te yaram bi judduwaale ko da laa dab ne nit ku obèse mu am nag beneen boo xamante ne léegi bi ñuy waxtaan ci kalaamu tubaab werante nañ ci man ak docteur Ndeela trop muy li ñuy wax masturbation te wolof di ko naan mbalu nit kuy mbalu loolu yëpp mën na doon cause yi nga xam ne moom moo mën a indi télé docteur Ndeela. waaw loolu moom leer na léegi bi ñu jógee ci cause yi maanaam lan mooy indi góor bu tële defe naa amul feebar ci àddina boo xam ne kenn mënu ko faj waaw am na yoo xam ne nag parfois dañu naan incurable maanaam kenn mënu koo faj mais du bëri waaw mais góor bu tële mun nañ kaa faj mu bëggoon nag nga dalal xel wu suñu téléspectateurs yi nga xam ne feebar da leen dal ñu foog ne mënuñoo faju et que góor bu tële dañ koy faj waxtaan rek sax ba xel bi dal mun naa faj góor bu tële su ñu demee ba xam ne lii dafa am cause organique nag dañuy agir ci cause bi pour mën kaa faj kon dama lay dellu kàddu bi nga revenir ci naka la ñuy mën a fajee naka la ñuy fajee góor bu tële. waaw jërëjëf bi nga tuddee faj bi rek damay dellu tuuti rek benn phrase bu ndaw tële góor gu tële gi ak lu tubaab di waxee naan panne sexuelle ku ci nekk ci sa dund mos nga am panne sexuelle moom waaw ndaw si comprendre la xam la te xam ne tey affaire bee panne oto day panne nit day panne lu ne day panne tey dangaa panne sexuelle boobu na mooy jur cause psychologique yi docteur Ndella panne sexuelle boobu mooy jur cause psychologique yi ci bëri xam nga tax panne sexuelle nga yor sa soxna di xëy dugg ci dëkk bi di dang-dangi pour am peut-être yaakaar naa yow docteur Ndella loolu il faut nga dikkaat ci pour sensibiliser aussi suñu jigéen yi 6 heures du matin nga yeewu dugg biir Ndakaaru wala nga dugg ci àll bi Sénégal
ba minuit wuti 1 heure yegg si ci kër ga coono bi xamul ndax lekkoo xamul ndax naan nga yegg si lépp xol bi jeex tak mu yegg si balaa toog sax nga ne ko xale yi de dañoo war a jàng 8 heures te mburu amul ndekki amul kooku su ngeen su tëddee guddi soo ko tegee loxo day mel ni bant nga ko teg ci wetam loolu pansexuel loolu mën na dem tey mën na dem suba mu commencé di la bañ di la seexlu genre en boobu nekk ci mënoo tëdd loo ko mën di def jaagaari takkal seen yooyu ngeen di takk caar cuuraay def li day mel ni góor a nekk ci wetam te yaa ngi koy pousser mu dem di ko seeti feneen te bala ci kër ga yooyu yëpp c'est psychologique loolu ngay dindi ci bopp ku góor ki loolu cause la bu mën a indi impuissance tële ci góor beneen bi mu ne physique ou organique chaque jour ñu wax leen ko pour bañ a def publicité bouillon yi ngeen di ñu utiliser wax nañu waxati ko suñ ko mënee ku ko mënta bàyyi sa kër aussi ñu wàññil la ko parce que xale yi jigéen ñi léegi nekk nañ ñoo xam mënuñoo togg moom sans def ko ci nen sax suñ la ko omelette amul xorom amul dara dañ la ko ciy defal ba soo ko lekkee yaakaar ne mooy loolu beneen bi mooy yi ñu jëfandikoo ñun surtout ñun jeunes yi war a takki ay jabar ëllëg li ñu jëfandikoo lu mel ni cigarette drogue yi ñuy utiliser lu mel ni sangara yooyu yëpp mën na laa jural tële ëllëg beneen bi mooy feebar yi ma wax ne mën na dabb si bu entraîné parce que est-ce que xam ne feebar dina jur feebar dina jur feebar yi war a mën a indi tële yooyu te ñu nekk moo wax leen pour dalal seen xel du feebar bu mu mënta faj dañ koy faj dañ leen di wax pour wax leen nan lay manifesté woo ci ne ak su la dalee nit nu muy demee mais dañ koy faj ku amee ndigg su yàggee impuissance dab la tële dab la parce que dañoo ne lal gu neex ndigg ca la ku am problème nokki tubaab di wax la lépp lu jaar ci mbiru cardiovasculaire mën na ko jur ku am diabète mën na ko jural koo xamante ne sa yaram ëpp na ba la du yaram boo judduwaale maanaam yaram bu la dab mën na koo jur parce que yaram bu la dab déjà gaaw a sonn bi ca la ngay jëfandikoo ba tax mu wàññi sa ngóoram mu mel ni lu dellu parce que place bi mu waroon occupé dafa am yeneen organes yeneen muscles yu fay occupé mën na koo indi docteur Ndella loolu daal mooy li nga xam ne moom la xam naa yaa ngi ree ci moo bi ma wax léegi man fàttaleetuma ko sax parce que ça vient comme ça waaw lal bi ak góor ndigg lañ wax góor ndigg góor dëgg warul defoowe ndigam su ma waxee ndigg nag dafa laal lépp loo xamante mooy nu mu tuddati colonne vertébrale ba ñëw ba ci suuf lalaal loolu nga xam ne soo reyee xar wala nga gis kii anatomiquement yax yi soo ko gisee day mel ni silip la yax bu doy waar la mu laal li wolof di wax naan yaxu ñamar kicc te sama mbokk pël yi suñ reyee xar mënoo fexe ba gis ko ñoom rek a koy lekk foofu loolu moo yere rythme wu doomu aadama surtout ngóora lay jur doom su jógee fii ci ndong li foofu lay toog ba muy ñor toog boobu mu toog loolu nag dafa am lu koy yëngal pour mu mën a wàcc xëy na ngeen baar ma ci terme bi mu mën a wàcc ci xuur yi ci xuur yooyu nag dafa am ñaari tiwo yu ko lal ñaari tiwo bés bu ñu frappandante woo loolu lu may wone ne ñor na day wàcc ci naq bi su wàccee ci naq bi nag fa lay formé woona pour mën a doon lu ngeen jàpp ne lu weex la te weexul loolu mooy sperme instant bi nga xam ne yow ci sa bopp sa awra ku góor ki dem na bu fees del ak deret parce que nee nañ lu ëpp tuuru day dem ba fees mel ni mbuus boo jël tiimal ko ci benn pompe air wala ndox di ko sol su peerul fàcc su demee bu fees del ak deret
fees ba nga xamante ne day dëgër këj boobu ngay xamee ne man mi góor la boobu nag lay am leneen nag ku jigéen ka fa mu laal muy sentir dara pour mu mën a am satisfaction moom ndaw si mu fees del fàcc ñu naan naq ba fees na suy relâché wu rek maanaam suy bayeeku rek kii ba tuuru na la formé woon la mu defaroon tuuru na ñu ne góor dëgg nag instant bi muy tuuru la amaat beneen rythme buy jógaat formé wu loolu mooy waral góor mën ko def léegi yëg boppam defaat ko léegi yëgaat boppam defaat ko léegi yëg boppam mais ñi nga xam ne seen rythme seen réaction musculaire dafa yéex balaa joxe ordre bu kooku di dem ba naan am na contact ak jigéen sensibilité mu mën ko ni ñu ko waxee di excité day yéex loolu moo waral góor su yëgee boppam ndaw si mën na jël siwo dem Sandaga ndugg ba ñëwaat mu nekk foofu di defarwaat pour mën a am érection te loolu baaxul ci néegu sëy. docteur Sémou mu ngi nekk expert léegi ci communication bi mi ngi ma doon reetlaal noonu sànq sax waaye li mu wax dafa am solo naka la ñuy fegee góor bu tële góor bi wax na léegi jigéen baay wax nee na góor bu tële su fekkee cause ay problème mu cardiaque problème mu donc deret bu war a law ñëw ba ci muscle yi pénis bi pour mu mun a dëgër loolu am na nu ñu koy fegee su fekkee diabète équilibré suukar bi la moom lañ koy fegee à part diabète su fekkee cigarette bi ngay tux bàyyi cigarette la su fekkee drogue bi ngay jëfandikoo bàyyi drogue bi la su fekkee alcool bu bari bi ngay naan wàññi ko la wàññi ko après bàyyi ko ndax kenn du tëb tëb rek bàyyi alcool su fekkee da nga tàmm sa yaram alcool am déet soo tàmmalee sa yaram alcool da ngay wàññi pa ndànk-ndànk soo tëbee bàyyi ko rek da ngay déshydraté mun na sa rey comme que ñu ngi si rubrique naka la ñuy fegee góor bu tële foofu la waxtaan ak suñu jigéen yi amee solo jigéen ñi dañuy war a waxtaan ak ñoom pour ñu xam ne ñoom seen bopp mun nañu fekk seen góor su tëlee wala am panne sexuelle exemple bu mu leen jox léegi mooy jigéen warul laajte dépense yàgg naa leen di wax ne leen jigéen du laajte jigéen dëgg du laajte dépense jigéen dëgg da ngay mun waañ ànd ak ku mun waañ lu fa nekk ngeen defar ko ba mu mat sëkk ngeen ànd ak complémentaire su ko defee wax yu sew du am xorom ba manqué nag yàpp ba jeex na ginaar ba jeex na xale yi dàq nañ leen école ak loolu yëpp mun naa ñàkk su fekkee couple bi complémentaire nañ bu baax parce que entente boobu su amee 2 regards mun ngeen régler seeni kër góor gi xam li ko war jigéen bi xam li ko war lépp mët su ko defee doo leen perdre seen temps ci ay détails yu sew yi nga xam ne mooy ñagasal diggante góor beeg jigéen bi ba waral góor gi gedd lal bi waaw ndax góor gi soo ko sonalulee ci wax yu sew sewaan day yàkkamte ñibbi si biir kër gi gis nañu góor yoo xam ne yàkkamte nañoo guddi jot mu doog a ñibbi si seen kër parce que bëgguñu fekk ci seen jabar heure reer mu commencé di terroriser lii ak moo manqué su ko defee dañuy dem waxtaan ak seen xarit yeeg wala seen xarit yi daal ba guddi ba mu xam ne leer ne su ñu ñëwee dina fekk ñëpp tëdd ñu doog a ñëw tëdd si ndax wax yu sew sewaan yooyu ñuy dégg si kër gi moom moo leen di inhiber moo leen di bloquer kon loolu soo maîtriser sa néegu sëy maîtriser sa ménage fekk nga sa jëkkër attiré nga sa jëkkër parce que xam ne su ñëwee si yow doo ko wax détail doo ko wax li manqué am na ñoo xam ne soo jàkkaarloo ak ñoom rek lu manqué rek lañ lay wax soo gisee ñun médecins yi ñu attardé si wax bi si rubrique bii dafa nekk lu am solo te tas sëy yépp kon li ñuy conseillé jigéen yi nga xam ne téléspectatrices yi nga xam ne ñu ngi seetaan mooy wax bu bari bi nañ koy moytu si néegu sëy ndax nit ki dina ñëw di la ngoroo nga seen waxtaan neex lool mu ñëw sëy ngeen transformé ko en commerce jëkkër ji mooy jënd mburu mooy jënd lépp
su ko defee moom day uti rek di indi suy uti rek di indi day mujj jëppi te su la jëppee mais mënul puissant day tële ndax wër naa wër dépense bu su egsee xam nga lan la tal tëdd nelaw talul ay érection pour nga tal ko sëy pour nga tal ko da ngay ànd ak xel bu dal sa xel day dal nga doog mun a gis lu attirant ci sa soxna mais sa xel du dal sonna nañ la après soxna si bugg a gis lépp lu mu def ci néeg bi pour attirer la du ko gis parce que li nga ko jot a wax ne ko lii ak lii moo manqué loolu rek lay dugg ci bopp bi boobu inhibé nga ko bloqué nga ko am na panne sexuelle soo ko génnee ci cadre boobu rek mun nañu wax manque de virilité chez la femme viril chez la maîtresse ndax maîtresse bi du la laaj détail tu es viril chez la maîtresse mais tu n'es pas viril avec ta femme qui ne te demande que des détails kon nañuy góorgóorlu day leen di góorgóorlu créer une stabilité dans le ménage peut traiter l'impuissance sexuelle de votre mari qui en réalité n'est pas impuissant puisqu'il est puissant avec la maîtresse ou la deuxième femme qui lui donne la paix ambiance bi nga ko offrir néeg bi nakari bu bëri désordre bi nga ko offrir parce que pour qu'il y ait une attirance sexuelle pour que l'homme devienne puissant il faut que l'environnement compte le parfum de la chambre compte l'environnement compte li nga doon wax léegi ba may ree lal bi un lit orthopédique waaw lal boo xam ne du damm ndigg si la bokk su ko defee l'homme est dans de bonnes conditions pour avoir une nuit paisible avec sa femme donc sama mbokk jigéen ñi bàyyi leen si xel torop kon ñu delluwaat si docteur pour revenir on a parlé du traitement voilà donc on va parler maintenant donc mën nañu sotti sax comment diagnostiquer ndax xaw nga ko laal si causes yeeg yooyu wala soo bëggee tamit nga wax ko donc diagnostic ak traitement avant de venir dans la prévention. jërëjëf ci sujet bi parce que xëy na nit ñi mën ñoo xam sax impact bu mu am parce que xam nga parfois dañuy waxtaan li ñuy waxtaanee nii am na ñu toog ñee ngi naan ataaya ñee ngi toog di waxtaan am na ci koo xam ne mu nga ca biir mu ngi koy dund ba tax nag surtout nag jeunes yaa comme que ay jeunes lañ mënuñoo am gel li ñuy wax gel parce que sujet bi sax dañ ko wax ci mbiru jëkkër ak jabar mais jeunes yi nga xam ne amuñu jabar ñu bëri mënatuñoo am gel dañoo impuissant ponkalu góor a ngi dox romb la nga bëgg a sumi yére yi mu sol ko ndax ni mu ko jàppe li ngeen di woy naan jantal la wala playboy wala xaw ma lan lu mu sol mu jàpp ko jantal dara nekku fa mu nëbbu ko na parce que ak ni mu mel mënu ko wax kenn na jóg am fulla ak fayda te dem kër docteur te xam ne dañ koy maye ji ëllëg soxna balaa gàcce di ko topp nee nañ gàcce ci néeg moo gën ci mbedd ma ñëw ci li ma wax ne diagnostic bi may kii léegi xam naa ko junju dañ koy diagnostic maanaam xool feebar bi yow li nga ñëw ne yow li nga fekk si docteur bi ñëw ne ko lii moo may metti yaakaar ne loolu la docteur bi dina la gëm de parce que du la weddi ndax yaa sentir yow yaa xam li lay metti mais da lay xool est-ce que yow li lay metti méngoo na ngeen baal ma ci micro bi li nga wax ne moo la dal méngoo na ak moom li mu gis loolu moo waral mu lay consultation nag waxtaan da cee jiitu yow mi ñëw faju si ngir ñu saytu la sa yaram waxtaan da cee jiitu lu la fi indi lu lay metti lu xew nga ne ko dama impuissant laa yaakaar mu ne ko xam nga luy impuissant nga ne ko man su ma jotee sama partenaire damay gaaw a yegg sama bopp wala su ma demee ba nga xamante ne sama xel sax mën na nekk ci moom mais su desul dara pour ñu jote man daal samay awra du jóg wala su ma jotee ak moom man daal balaa maa xippi sax egg na
ñu xool nag ci biir waxtaan nga laaj ko ndax moom am na ay jàngoro yoo xamante ne jiitu na lii muy wax ndax amul lu nekk ci yaramam lu ko docteur mos a wax ndax amoo tension bu yéeg ak a wàcc bañ a normal ndax amoo diabète yow mi laaj ko yooyu ba mu pare yow nag fa la diagnostic bi nag di amee njëriñ nga xool ko yii laaj ay examen lii laaj ay analyse pour xool ndax dafa diabète ndax dafa am tension bu yéegu ndax problème la bu nekk ci deretam wala ci waxtaan bi ngeen di waxtaan ndax mbiru psychologie la maanaam mbiru atmosphère bi la wër kër gi quartier bi koñ bi ba ngay nekk ab tout tànk bi gën a garaaw nag bi kenn dul fàttaleku bi ngay nekk tout tànk ñu lay sàcc waaw xam nga luy sàcc dëkk ak ay magam jëmm di ànd ak ñoom ñu lay jéem a foowe te xamoo luy loolu surtout yaay yi ak borom kër yi nañ veiller ci seen doom yi ñu lay foowe di la sumi di fooye say awra doon ay magam jëm yu waroon sëyi wala ñu mag la fuuf di fooye say awra loolu dafa dem ba sensation boobu li la waroon excité yow ci sa dund dootu la saf dara wala nga dem ba ragal ne parce que mën nañ la caa gaañ nga yaakaar ne man su ma jotee jigéen rek musiba am damay am gaañu wala damay kii loolu c'est psychologique nit toog na yaakaar ne su jigéen su may ko ci kanamam mu faatu nga am nooy waxtaan ak moom indiwaat ko ba mu xam ne jigéen la rek dañ koo sëkk bind ko ngir ñun ngay door yooyu yëpp soo xamee ne bu ci nekk fi ñu ko classé ba xam ne kii lii moo tax télé topp ko nga ñëw faj ko diagnostiqué nga duut nga baaraam li indi télém bii waaye nit ki nag soo xamee li indi lii war ko mën a saafara ñun de ku dox ba fii de publicité de ku dox ba fii loolu indi la nañ ci def suñu kamtalaay kàttan ba mu denc ci yow parce que am na leneen lu nekk ci ginnaaw télé nag te yaakaar naa docteur Ndella dina ci ñëw benn jour li nekk ci ginnaaw télé te gën a garaaw télé mooy ki nga xamante ne téléwul góor la mu ngi yëg boppam su tëddeeg jabaram guddi su bët setee jabar ji bëgg a rek nag may ko ndax kontaan na ci jëkkëram yaakaar na ni jëkkëram rek ay góor ci Sénégal ci àdduna mais mënta am doom donc télé mu nga dugg ci biir loolu feebar boobu ma bañ a tudd télé dafa comme li xale yi di wax ba ñuy jàng école A est inclus dans B télé dafa inclure ci biir lee ñaari ensemble la télé ak ay jàngaroom ak ay siñam ak ay mbiram dafoo yëkkati dugal ko ci biir beneen bi muy ki nga xamante ne léppam mot na xale bu góor la su la jigéen rombee solu na mu war a sol sax nga commencé vibrer mais mënoo am doom c'est nga at ñaari at ñetti at mënta am doom bokkut ak jaasir ba ngay dee doo am doom jaasir sax dinañ ko provoquer parce que di nga toll foo xam ne doom da lay sonal césarienne wala sooy jur doom sonn lool ñu jaasir loola par chirurgie intervention chirurgicale ñu daggu trompe ya ca kaw ba dootoo am nen ba dootul am fu mu toog ku góor ki jaasir ci jigéen ci góor len rek ko indi dañ lay tàpp yow mi nga xam ne nag yow yaa koy xool ndax télé ba mu wax mu ngi ci moom wala parce que mën na am dafa am ñoo xam ne seen awra dafa yem pour ñoom dafa ndaw ku ci nekk ni la yàlla bindale sa bos ñii dafa rëy am volume ñii dafa sew mais xam nga awra bu mot ma wax leen ko ngeen dégg ko laaj leen ko ku leen neex soo jëlee sa loxo bi ku nekk sax sa awra mu ngi mel ni li séeréer di wax naan wii la may axaj na bay na yaalum xam nga loolu mooy lan sa karaw nga wat ko ba mu jeex takk mën naa ko bañ a ngëb mais yow soo ko ngëbee mu yem ci sa loxo man sama karaw mënoo ko ngëb karaw lu mu bëri ci boromam bés bu mu ko watee mën na ko ngëb ci loxoom su tolloon ni janj sax soo watee téye ko mais soo ko joxee keneen du ko téye ku nekk sa bos soo ko ngëbee yow ci sa loxo nii maanaam nga jël sa loxo bi sës ko fi xuur yi yem jëlaat beneen bi ngëbaat ko ci nga xool ci kaw mu mel ni jaan bu génnee boppam li ngeen tubaab bi wax na gland xonq waay cattu
sa catu awra bi ne nii di feeñ xamal ne mottale nga da nga koy ngëbaat ko mot nga góor ma door a xool xuur yi su motee te taxaloowuñ ma te am na fooy teye ci catu xuur ba ku ñëw ne la damay dul jógale rek nekkut ak jigéen nekku fa kenn sumeekuwul nga xool ko rek mu jógal moytu ko mbaa du la siif déedéet dafa am fooy laal ci moom saa mu gis jigéen saa mu excité wu saa kenn raay ko dafa am fooy laal ci moom awra bi ni këj taxaw nga xam ne kii dëgërle na est-ce que xam nga ne ku dem ba bëgg a daanu am na fooy téye ci moom dara du génni loolu caas la fa la mbir ma di jaar soo demee nag ba mu nekk ne dafa dëgg xool nga foofu soo ko laalee mu ne këj tëb taxaw comme niñ koy wooyee ngóor la ko gars yi di tooñe góor dëgg su ngóor gisee li ko intéressé dara mënu ko détourné lem dugal ci tubéy baag takka ci yem il faut que mu jóg taxaw nga xam ne kii góor la loolu yëpp su motee nag te moom teel a yëg boppam nekk ci moom ca ngay gestu nag beneen waxtaan ay dig sa diggante ak moom ndax yow kay mu toog nga jëlal ko tension ba pare xool yow lim la jox nga ne ko ndax tàmm nga di jël say tension mu ne la waaw wala déet nan la lay dikkee comme que ñun Sénégal amuñu habitude année bi yëpp ñu xool suñu tension ñu bindal ñu ko ci kayit pour yombal waa kër docteur liggéey bi su nekkee ne tension nii lay def comme ni ko nit ñi di wax rek damaa amee tension sa xel na ñaaw tension boobu mën na nekk origine ñàkk kàttan bi nga xool ko balaa nga koo seet su sax man damaa am diabète ku la wax dangaa am diabète te indiwul a kayit xamu ko xoolal ko ndax dafa am diabète si c'est confirmé que dafa am diabète ba mën na jur télé ba mu ñëw pour mu dugg toog il faut nga wutal ko chaise spéciale pour mu toog ndax yaram bu ëpp dafa obèse te mu nekk yaram boo xam ne nag judduwaale ku woo parce que kuy judduwaale yaram da ngay judduwaale aussi say awra bu ci ne fu mu war a nekk mu nekk yaram bu ko dab lu la dab am lu mu yàq ci yow lu la dab am lu mu muur ci yow yooyu yëpp soo ko xoolee mu am nag benn ci yooyu ma wax yëpp benn bu ci feeñ ngay ne nag lii mën na doon origine cause télé bii nga defal koy examen xam nga loolu waxtaan la woon du la doy de médecin du tâtonner da nga koy defal examen su laajee analyse ca la su laajee nga defal ko nu mu tuddati examen yépp ci la pour duut baaraam ne nag lii mooy cause sa télé bii nga dindi loolu fii ñu nekk nii naaj bi nekk ci biir ñu naan naaj bi lu indi naaj bi ngay xool lu indi naaj bi fenêtre bii ubbeeku pour naaj bi dootu ci ñëw muural fenêtre wala nga tëj ko benn yoon mu jeex noonu la ñuy faje lii li ko indi ba nga dut ci baaraam ne lii moo ko indi dindi loolu la ko indi su fa nekkatul nga wër wala boog noonu la ñuy faje doomu aadama te ñu éviter dinaa ci ñëw parce que ci traitement lañ nekk ba léegi non Sénégal lañ nekk Afrique lañ nekk Sénégal lañ nekk Afrique lañ nekk gis nga nit soo ko waxee dañu naan dañuy défendre waa kër docteur déedéet nit ñi bokkuñ moo tax lii émission bi am njëriñ lool di xeex bu metti nag xamul tax muy xeex bu metti pour sensibiliser askan ne leen soo yeewoo la nga doon yéeg ci yow nekkatul ci yow muy ngóor ak leneen feebar demal kër docteur mu xool la ba ne la nga yaakaar nekkul ci yow nga door a seet leneen duma góor damay faj néew kattan ñëpp jóg ren bu ne nga naan ko garab bu ne nga naan ko amuñu dara contre loolu mais nit su dara di dugg ci sa biir du loo xam dafa bokk ci sa avenir yow na nga xool nan la nga ko utiliser nañ ko def ni dama leen di wax ne nañ bàyyi naan kër docteur di kër docteur ku dem kër docteur ndax ñàkk kattan wala mbir ngóora suñ la seetee saytu la ba nga xam ne lii la ñu faj ko
ñàkk kàttan néew kàttan ku dem kër docteur mu faj ko loolu mooy li nga xamante ne docteur Ndella ngir avancer tuuti ci traitement bi mënuñ ko faj te xamuñu cause bi indi du loo xam ne day tëb tëb rek nga neew ngóor a ni de day am lu ko indi day am lu ko indi li ko indi nag moom la ñuy saytu ba gis ko ba xam ne lii la ba dut ci baaraam ñu faj loolu ko indi kar ko soo ko dindee jublu nag ci ngóor gi en tant que tel parce que mën na yàgg ci yow nee naa la problème tension mën na ko indi diabète mën na ko indi problème cardiovasculaire mën na ko indi ak yi nga xam ne nag ay usage la yoo xam ne ñun ñoo ko ñun ñoo koy indil suñu bopp ñoo koy causel suñu bopp tux cigarette naan sangara utiliser drogue wala nag bi gën a dee ngay masturbé wu ci wolof mooy ngay mbalu tëju di foye sa awra ak beneen boo xam ne man maa la ko ñaan pour nga def ci thème spécial xale bu ndaw ci biir kër dëkk fa ak ay ponkalu jéeg ñu koy fooye yaayam du yëg papam du yëg di ko fooye parfois ñu jël si awra gone gu ndaw goo xam ne xool tollagul sax ci dara su nekkoon jigéen nga ne xool xamul sax luy règle saxul karaw fen li ñuy wax naan adolescent dëkk xool xale bu tuuti nga koy fooye parfois sax ñu jël seen awra di ko sax jéem a dugal ñoom ci seen awra yow ñuy mag ñu dem ba gone gi mën na dem ba mu traumatisé wu ragal ne yaakaar ne lii ku ko def sax faatu wala mu dem ba dootul am yëg-yëg ci jigéen mën na ko indil tële loolu yëpp ci li mën a indil góor tële ca la bokk di dellu soirée balaa maa dellu kàddu bi tële ñaar la rek ñàkk a dëgërle gaaw a daanu loolu mooy tële su dëgërul du dugg fa mu war a dugg su duggee ba pare te balaa egg fa mu war a egg sax nga daanu gàcce boobu nag moo gën a bon parce que su dëgërul di nga toog sa kër jàpp sa njàmbur yaru mais mu dëgër ba pare foo dem daanu moom su yàggee ñëpp di la daw. voilà donc jërëjëf docteur tontu nga ñu tontu yu am solo vraiment ndax mun nañu wax sa version wolof bi moo dàkk partie française bi kon da nga junj nag lu am solo masturbation ak xale yi ñuy foyee foo ko ma dugg si balaa ñuy ñëw si cause psychologique de l'impuissance ak naka lañ ko mën a traité dafa am ay xale yoo xam ne seen waajur yi dañuy sàggan suñu sàgganee ñu bàyyi ko mu fanaan ak jànk yi walla ñu bàyyi ko mu fanaan ak tante yi su ko defee waajur bi xelam dal lool mu foog ne dara du am xale boobu jànk bi walla tante bi mi ngi koy fooyee côté sexe ndax kooku amul góor bu mët bu foog moom ñu jël xale bu ndaw bi mun na am 5 ans mun na am 10 ans mun na am 13 ans 14 ans sax moom léegi mag la traumatisme boobu muy créer ci xale bi nga xam ne xamul luy sexe nga bëgg di fooyee sexe am di ko duggal ci sa sexe yow jigéen loolu mun na tax ba góor bi day bañ jigéen day bañ sexe ba bés bu màggee affaire érection day am dysfonctionnement érectile du mun a jógal parce que mi ngi fàttali ko bu mu nekkee xale naka lañ ko doon def te du si bëgg dara su nekkee nag masturbation bi dangay tàmm di am plaisir solitaire masturbation mooy ngay fooye sa awra pour am sa plaisir solitaire sans le concours d'une femme tàmm bi nga koy tàmm soxna bu mot soxna su nekkee sa wet sax doo ko gis yow tarloo dal lu làqatu pour mun a masturber pour mun a am sa plaisir sexuel loolu mooy tax ba doo faale jigéen bu mët bés boo amee soxna am na ñoo xam ne dañuy am soxna mais balaa ñuy ñëw tëdd si sax dañuy làqatu ci toilette yi masturber ba am seen plaisir sexuel doog a ñëw tëdd si su ñu ñëwee nag du ñu mën a dara seen soxna ndax ragalu rapport sexuel yi ndax jigéen sa dootu amati benn saveur seen kanam parce que tàmm nañu bu baax di foowe seen bopp pour am plaisir sexuel solitaire loolay masturbation kon li ñu mën a conseiller rek góor yi koy def mooy
suñ ko mënulee bàyyi ñu wàññi ko di travailler seen bopp pour mun a accepter le corps féminin mun na ñemee le corps féminin ba suñu jàkkaarloo seen jigéen dootuñu ragal am érection parce que yenn yi parfois ragal am érection rek la wala ñàkk mën a dem élection te làkkatuwuloo pour créer la ko sa bopp am ñoo xam ne il faut que ñu làkkatu pour am élection dañuy làkkatu pour am élection devant une femme mënuñu ko parce que loolu yëpp environnement bi moo koy créer ak lu ñu leen coaché wul parce que on doit coacher sexuellement un homme parce que ku góor ki soo ko coaché wul sexuellement il aura toujours des dérapages kon dama doon leeral rek di nga ñaari point yooyu nga évoqué donc dama lay delluwaat kàddu bi pour on va essayer de parler des causes. On a parlé des causes et tout, on peut y revenir, mais surtout la prévention. Parce que aar góor bu tëlee anticiper naa si sax dama si anticiper ok fexe ba moytu masturbation bañ a fooyee xale yu góor yi si néeg yi bañ leen bàyyi ñu wéet ak jànk yi ñu fanaan ak jànk yi fanaan ak tante yi ça que crée que des problèmes ça crée que des problèmes kon ma jox la kàddu bi on va parler de la prévention naka la ñuy aaree góor bu tëlee naka la ñuy aaree góor bu tëlee en milieu africain donc man soxna naa yow góor waxambaane nga donc soo waxee ba pare dinaa dellu si nag si jox conseil suñu jigéen yi naka la ñu mën a fexe ba seen borom kër bañ a am problème érectile ndax ambiance familiale dafa nekk lu am solo luy dooleel góor. jërëjëf prévention maanaam gàttandu góor ba loolu di télé di egg ci moom walla mu bañ ko sonal ñaari pàcc la ñaar suñ ne góor gi dañuy wax góor gi yore njaboot soxna ne góor gi ne waxambaane bi maanaam ku jotagul ci soxna parce que dina dal ku am soxna comme dina dal ku amul soxna ku am soxna dina ko dal ci ñaari façon takk nekk ci néegu sëy tout en sachant que man mii dama tële ak ku takk nekk ci néegu sëy boo pare tële dab la ak ki nga xamante ne nag takkul takkaanul waxambaane la te tële ñett yooyu ma wax ak ki nga xam ne mu ngi ci néegu sëyam te tële di ko dab man duma ko jàppe tële panne sexuelle laa koy tudde maanaam ci dundam couple am parfois mu paan ba xeeb boppam parfois paan yooyu mu koy répété bu ragal sax li nga wax léegi ragal sax di séq ak jabaram dara ndax yaakaar ne su ma demee duma réussir sama coup kooku jabar ja dara du remèdam nag ku dul soxnaam kooku soxnaam rek ak ko ci mën a génne kër ga la ko feebarang ca biir kër ga beneen bi mooy ki takk soxna te mosuloo koo satisfaire du jóg walla soo jógee daanu gaaw a daanu ak a bari ci dëkk bi docteur Ndella te xamuñ ñoom fi ñu koy jooyee ji gaaw a daanu ponkal a ngi dox di la romb suba ak ngoon nga faa ko lool ndax jantal la ni ngeen ko woowee jantal ngooram des na lu bari ndaw sa mu àndal mënalu ko dara comme góor a ngay sëy ci biir këram nekk ak jabaram jabar bi di jàdd moom mu noppee ko na dem faju ji na dem kër docteur moo gën muy bakkaar loo soxnaam parce que xam na ne sama soxna si mënalu ma ko dara damaa tële damaa néew kattan na jóg faju ji te soxna sax muñal ko nag mu faju xam na man mën a muñal ko mu faju mën nañ ko faj médecine reconnaître na mën nañ ko faj diine aussi nangu na ne mën nañ ko faj parce que dafa ne bu ko may baatam bul xuloog moom muñal ko mu faju ji su demee ba bañ a faju nag te loolu persister yow ko jigéen nga am nga droit ñaan baat parce que duñ la bàyyi ngay njaaloo donc su demee ba diine reconnaître loolu kay faju jil kan moo la war a faj
waa kër docteur demal hôpital demal ci clinique yi ñu xool la def ak yow li ñuy def ak yow nga faju te soo ku faju wër mais ci prévention lañ nekk wax naa ne mën nañ ko faj dootuma ci dellu si mën nañ ko faj te ñi may déglu xam nañ ne mën nañ ko faj ay spécialistes yi sëñ ci dëkk bi yàlla may ku jàkkaarloog ñoom ñu faj la ku ñëw fii ci SOS santé du yàgg de te di nga gis sa bopp ci li la wax foofu rek laa yem ci côté boobu. prévention docteur Della wax naa la ci ménage bi yooyu dañ ci dikk en tant que femme nan la jigéen di toppatoo jëkkëram ba su ñëwee ci kër ga loo ko laaj mu jox soo ko laajee ayam sa ay comme ni ko mag ñi di wax bu rafetal ñu jox la sa ay mën la fii mën na la fee di la jox dépense bu doy nga koy jox mu lekk bu suur di ko wax lu neex di ko waxtaanal bu neex comme niñ ko bëggee lu mu bëgg nga def ko su guddee jotee nga kontaan ci sa borom kër boole ci nag yeneen yi nga xam ne moom moo koy defar parce que ndiggu góor dafa war a baax non il faut ma ci revenir góor ñi yëpp koo ci laaj mu ne sama ndigg li nañ dem xooli lan mooy metti seen ndigg la ndigg lu baaxul doom du fa juddu parce que bànneexu lal ndigg la bànneexu lal mosoo gis ku taxaw rek am érection rek yéeg sa bopp amul quand même après l'érection dans un rapport sexuel après érection il faut qu'il y ait un mouvement soit l'homme ou la femme il faut que mu am mouvement am fa parce que mouvement boobu ngay def mooy tax extase nga mën a excité xoolal soit nga excité ndaw si wala ma excité la pour nga mën a am pénis bi mën a néewi gorgé de sang pour que éjaculation am du ne jaddaar mel ni beñe te loolu la koy joué ndigg dafa baax ci néegu sëy. Il faut faire du sport. Sport ci prévention la bokk beaucoup d'activités physiques boire beaucoup d'eau tàmm rek di lekk carotte bu bari betterave bu bari nawe nga xam ñun góor ñi moom rek lañ gën a bañ nawe lépp luy feebaru yi ma la waxoon fii ci feebaru tension feebaru diabète feebaru nga fexe ba du la dal su la dalee demal kel docteur ñu faj ko sinon di nga tële parce que bokk na ci cause yi nga xam ñoom ñooy indi tële xel bu dal stress mën na indi teel a daanu bañ sax jógal parce que balaa ngaa ne naam ne fa ku ami problème doo jógal ku nekk ci ay problème ay difficulté tal nga leneen du jógal boole ci nag li ma la waxoon éviter di boole xale yu góor yi xale yu ndaw yu tuuti ci kër gi boole leen nag ay jigéen ak lu ne xamoo lu fa xew loo xamul du la indil faiblesse loo xam mu indi jëlal benn anecdote ma terminé te jox la booy ndakaaru yi chaque jour ñu ngi plage bi di gis góor ak jigéen di sangu ñii sol seen loolu 2 pieds ak loolu du leen sax yëngal mais jëmal ci suñu dëkk yële ci àll ba nga jël fa waxambaane pire toll la mu war a toll takk bët yi dugal ko oto wàcce ko Dakar dugal ko oto wàcce ko Ngor dugal ko gaar bi yóbbu ko ci diggi Ngor tàngaay bi tàng Ngor fees del nga tëb rek tekki bët yi sooy tekki bët yi muy daanu sooy tekki bët yi muy éjaculer xamu ko loolu aussi dafa bokk ci loo xam ne dañ koy travailler psychologiquement ci xale bu góor pour teel a daan du ko dab foofu laay yemagum. SOS Santé ak TV Santé en partenariat avec Leral TV ñoo leen koy may une émission hebdomadaire bi nga xam ne man mii maa leen koy animé comme ni ma ko doon defee en 1994 donc docteur Sémou lu mu wax dafa am solo trop prévention impuissance sexuelle chez l'homme maanaam góor bu tëlee naka lañ koy aaree loolu dafa nekk loo xam ne c'est tout un art en tant que femme conseil yu may jox jigéen yi mooy néegu sëy du combat néegu sëy bànneex rek la war a doon
su nekkulee amatulee bànneex su fa amatulee dootul néegu sëy góor su fa mënee lay am jàmm dootul néegu sëy bàyyi leen di laajte dépense si néegu sëy ma dama ne jigéen dëgg du laajte dépense góor dëgg du xaar ñu laaj ko dépense ku su nekk li la war rek da nga ko war a def jigéen dëgg du laajte dépense góor dëgg du xaar ku ko laaj dépense ku su nekk li la war def ko su ko defee laajte du am ndax laajte bi léeg-léeg mooy indi tension si kër yi ba góor gi gedd jigéen bi ndax nu mu koy laajtee xorom ba jeex na jën ba jeex na ginaar ba jeex na dara amul si kër gi gaz ba jeex na rey na nit rey na góor laajte dépense suba teel ànd mburu bi jox ñu xaalis dañuy dem jëndi ndékki rey na góor yow kay soo demee ba nekk ak sa jëkkër war nga xam ne yore na wala yoru moom war na xam ndax yore nga denc nga dara wala denculoo dara ku su nekk lu am rek defal si kër gi soo defee si kër gi donc question yooyu autour des dépenses quotidiennes day bañ a am su ko nekkee seen waxtaan day nekk waxtaan érotique gis nga waxtaan érotique boobu mooy dimbale ko góor ki ba du tëlee mais waxtaan su nekkee waxtaanu dépense donc góor gi du mës a tële góor gi du mës a baaxle day tële rek te li si gën a doy waar mooy day tële ak jabar ji am kattan ak ñi nekk si biti maanaam copine yeeg maîtresse yi parce que ñooñu duñ ko laaj dépense parce que ñooñu duñ ko ne xale bi feebar na dépense ordonnance baa ngi nii kon ménage dafay prévenir góor impuissance sexuelle chez l'homme comme da koy créer ça peut être une cause kon yéen téléspectateurs yi may seetaan conseil yi leen mën a jox en tant que femme mooy il faut apaiser l'ambiance familiale pour que góor bi mën a nekk góor sentir que mooy góor ci kër gi chef de la famille mais le chef de la famille soo ko nee doo dara doo tus mu wan la ko ci lal bi dootul mën a nekk dara doo tus lay doon ci néegi sëy bi kon waxtaan bi nga xam ne dañ leen ko indi tey c'est une série de waxtaan lay doon c'est le premier d'une série de waxtaan boo xam ne médical bi dinañ ko dugal boole see conseils yi ndax on est en milieu africain il faut qu'on se dise la vérité ñu joxalante cër di joxante conseil néegu sëy dañ koy suukar ba mu saf sàpp doo si boole nag lu si bokkul soo si boolee lu si bokkul ah góor gi day tële rek loo parfum loo dafa néeg ba du ko gis ndax dugal nga stress si bopp bi ba pare stress mooy cause hypertension artérielle stress mun na nekk sa cause d'une mort subite nga ne waa pourtant moo doon waxtaan ak man fii rek ñu tàgge ma ko léegi ndax stress gis nga stress dafa baaxul phytothérapie bi nag bi nga xam ne docteur wax na ko ci partie française bi dafa nekk lu am solo garabu docteur yi baax nañu lool waaye phytothérapie maanaam traitement par les plantes gisuma lu ko gën utiliser leen basilic yi en infusion utiliser leen citronnelle en infusion utiliser leen mboor am na fii ci kër gi en infusion yooyu yëpp de plantes médicinales yooyu yëpp da lay dimbale ci wàcce stress bi da lay dimbale pour nga nelaw bu baax te loolu soo ko amee rek télé da lay teggeeku kon waxtaan bi dañ koy yemale fii waxtaan nañ lu bari tey ci góor bu tële may delloo kàddu bi docteur mu dolli ci lu mu ci bëgg a dolli su ko defee ñu tàggatoo di leen di jox rendez-vous encore beneen yoon. duma ci dolli lu bari parce que presque wax nga lépp xanaa di la gërëm ci invitation bi di la wax ne yi warul géej parce que population wu Sénégal dafa soxla ak diaspora bi sax ngay waxal parce que comme que léegi affaire dafa dem ci réseau yi yëpp suñu demee ba suñu dëkk yàlla ci àll bi nga toog fii nit toog ne gis naa la démb ci sama téléphone
cela veut dire kon kuy sensibiliser waxal rek te xam ne soxlatoo taal oto di wër di wax lii sensibilisation la yeete ak jàngale te xam-xam soo ko amee te transmettre ko kenn amul njëriñ te gaddu nga àq wax bi baax na mais waxuñu pour wax kese nii ñi ñuy déglu su laajee sax ñu ñaan leen di saraxu leen ngir sauver des vies parce que une génération dañ koy renouveler ñii ñu ngi màgg dafa am ñeneen ñu war a ñëw képp ku ci waxambaane wala xel bu góor mu wóor la ne parce que beneen sujet bi nga war a aborder waat après muy infertilité xëy na nit dina ko am doo ko xam mais bii dafa nekk loo xam ne ku nekk ak moom di ko dund di dund ak moom xamal nga ko sa bopp xam nga ko du nëbbutu comme que xam nga ko nag solo sa dal daw te ba ngay ami tànk ndax xam nga ne doo deewee waxambaane wala jeune da ngay takki jabar te dem ba takk jabar nekk ci gàllankoor yi baaxul demal faju ji ku jokkoo ak SOS santé yéeg si ba jàkkaarloog ñoom incha allahu rabi xam nga kan moo koy nettalee mais yow moom nettali lay doon ci yow amoon naa ko ngay dégg de nekkoon naa ci situation boobu ngay dégg mais dootoo ne am naa ko moom doo dugg fii mu génni ne am naa ko amoon naa ko ngay wax di la gërëm di la sant di gërëm aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak yow ci Leral TV lëkkaloo ak yow nara lëkkaloo aussi ak sa chaîne yi di 4SOS santé te yaakaar naa dinañ ko wax ci page yi ñëpp di ko seetaan ñëpp jëriñoo ko parce que pour jëriñoo rek moo tax a jóg te yow aussi yaakaar naa li ngay liggéey ak li waa Leral di liggéey dafa bokk nekk benn ngeen fàttaleeku démb xam na boobu ay tuut tànk lañ mooy émission nga ba léegi ñun dañ koy déglu di ko béggee te mu nekk fële ci rajo fële Sud FM te allo docteur ba tax na rajo yëpp a koy reprendre allo docteur ñëpp a koy wax émission allo docteur yi bëri na fi te xëy na yaakaar naa yéen étant jeune étudiant yéen a ko indi woon lancé ko bëgg rek communication médicale jafe na nag jafe na lool ci pays africain yi jafe na ci Sénégal parce que les médecins ne communiquent pas wax da leen të ils sont plus techniques plus scientifiques que wax yow nga indiwaat ne nañ communiquer avec la population yal na jëm kanam ba population bi jëriñoo ko ci li nga xam ne moom nga def pour communiquer et toujours communiquer asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf docteur di fàttali téléspectateurs yi rek seen émission allo docteur ak Ndella Madior Diouf SOS santé ak TV santé bi lëkkaloog Leral TV ñoo leen koy may ci canal 33 TNT mu nekk émission boo xam ne am na solo tey nag ñu ngi doon waxtaanee impuissance sexuelle chez l'homme maanaam góor bu tële. Le débat a été très instructif dégg ngeen bu baax lu docteur wax képp koo xam ne da nga soxla docteur Sémou da ngay ñëw SOS santé nekk ci immeuble Saphir 97 21 Sacré-Cœur 3 derrière la blanche jaune nga bëgg a jël rendez-vous da ngay woote au 77 612 39 69 ndax cabinet médical SOS santé moo sponsorisé émission bi. kan moom cabinet médical SOS santé Ndella Madior Diouf kan moo jiite médecin yi cabinet SOS santé docteur Sémou Diouf kon ñu ngi leen di xaar ñi nga xam ne bugg leen wootee ndax kersa mais mun ngeen consulter avant que ça ne soit trop tard parce que feebar boo gis dañ koy faj te kenn du ko fajee à distance da ngay déplacé wu dugg ci cabinet médical ñu examiner la consulter la correctement diagnostiquer feebar bi dafay analyse jox la garab bi nga xam ne moom nga war a jël ak conseil yi nga war a jëfandikoo pour neexal sa kër su ko defee tële nekk aux oubliettes kon loolu laa leen doon may tey man Ndella Madior Diouf maa fi ñëw tey pour may leen émission bi te di leen di jox rendez-vous la semaine prochaine.